asalaamaaleykum mbokki internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen jaar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne xam ngeen ne Dakar Buzz moom lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil waaye nag rawatina ndaanaan yi nga xamante ni dañoo baaxoo di leen dalal fii la ci Dakar Buzz di waxtaan ak ñoom tey nag macha allah sama cat ak sama catu morom ndaanaan kullu fadilin la ñu dalal tey ki ñu dalal tey mooy borom cosaan ki ñu dalal tey mooy borom mbaboor ki ñu dalal tey mooy bi nga xamante ni mooy ki nga xamante ni bu ne dama nee ñëpp déglu ko mooy kan mooy Youssou Dieng Youssou Dieng moom la ñu dalal tey tuuti ma ne Alaaji Youssou Dieng yàlla na ko yàlla def moom la ñu dalal tey moom la ñu seeti tey fas yéene waxtaan ak moom ci lu baree bari xam ngeen ne moom waxtaanam nag day neex ndax day waxtaan ak gone yi ba noppi waxtaan ak ñun ci aar du ma def rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo Alaaji Youssou ñu ngi lay nuyu. soxna laal la fay naa la Alaaji Youssou Dieng bi lu ma koy dégg bëri na de. waaw mais dama ko màgg. mais maa ngi waaj. mais da nga war a dem nag yow say 3 pièces. maa ngi ci yoon bi bu déwénoo moom incha allah rabbi faaw ñu ziyaari ji. incha allah dem xooli nabi. waaw ibnu Abdallah xam ne moom moo ñuluk ñëpp. moo ñu boole ci coow li. mais gars yi ñoo ma ko yéene rek Sénégal gi Alaaji Youssou Dieng la ñuy wax quoi xam naa yëre olof yee tax. ak dooj gi. ayca ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi rawatina fans yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan fii ci Dakar Buzz. voilà la ñu ngi am mbégte vraiment di nuyu Sénégal gépp di leen kontaane yéen waa Dakar Buzz di am contentement ñu toog bokk waxtaan ndax nag lu am solo la léegi ñu waxtaan ci showbiz waxtaan ci tolluwaay bi waxtaan ci li nga xamante ni mooy yoon wi mu war a jaar fa mu jóge fi mu toll ak fa mu war a jëm c'est très important fa mu jëm donc merci encore kër gi sama kër la tax waxtaan ci dama ciy sawar. mi ngi noonu mu nekk lu am solo baaxoon nañu nag saa su ne bu ñu dalalee nit dinañ bëgg a xam cosaanam fan la juddoo fan la yaroo njàng mi fan la toll dégg naa ne école ba yàggoo fa na xeex nga fa nekkee woon def yëfu géwél nangu ay mburu jàmbur. waaw ba may xale moom dama bëri woon histoire dama doon xeex rek xeex faax yëfi booy Médina quoi xam man Médina laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee ci sama juddu Médina nag. J'ai eu une enfance compliquée comme yëfi booy Médina ndax da ngay bëgg a def yëfi mbedd mi parents yi ne la non du demee noonu donc loolu mooy problème bi mais yàlla dimbali ma am waajur yu baax yu amoon sama jot bëggoon maa yar ci ni mu gën a rafete yàlla dimbali leen loolu am ma am chance su teel a tukki aussi bi ma tukkee nag yàlla dimbali ma gën a am yéene ak yëg-yëg ci sama dëkk bëri na lu ma xam ci àll bi laa ko gëstoo sax ndax boo tukkee da ngay gën a bëgg sa dëkk li ma njëkk bëgg di def mooy di làkk olof fu ma toll dama naa bu ma duggee New York sama xarit dañuy kontaan ak sama mbokk yi ma doon seeti ndax bu ma ñëwee olof laay làkk ñu wax olof bu ñu namoon ngay yow Youssou Dieng olof bu ñu nam ma wax moom ngay wax waaw olof bu ñu déggutul moom ngay wax Japon comme ça France comme ça xam nga Belgique noonu loolu moo ma dimbali ba fàttewuma cosaan waaw. mu nekk lu am solo école bi ban classe nga bàyyi. comme géwél yëpp rek CM2 bàjjo bi CM2. sax nga bàyyi xel bee neexul loolu la xeexee bari. non sama pap doon reyanteeg man li mu doon reyanteeg man mooy da nga intelligent li tax bëggoo jàng yow da nga intelligent li tax bëggoo jàng ma ne aar rek. aar xeex yu bari. aar dafa di xeex rek sax après dem ay simb. xam nga waaw dem simb dem fu ne laa doon dem fu ne parce que sama mag yi dañ doon tëggal Tubaabu Joor di tëggal Birahim Ndiaye di tëggal Tafa Gueye léeg-léeg ma dem seng ànd ak waa seng yi ba pare sama nijaay calan di tëggal waa Jaraaf sama mag yi di supporter waa Jaraaf donc dañu bëri woon activité yu ñuy def ba ñuy xale tu vois stade Iba Mar jege ñu chaque jour événement am fa bu fa événement amee dañuy dem bokk ci événement bi tu vois. da ngay bàyyi école bi daw dem. bu ko defee damay daw léeg-léeg teeru am léeg-léeg 1er mai nga xam ne événement la yu mag yoo xam ne 1er mai bu njëkk événement bu mag la woon fête du travail xam ne Sénégal gépp dañuy daje ñu défilé ndeysaan fii ci champ de course lañ doon tàmbalee dox ba Blaise Diagne ñu jël Blaise Diagne bi wuti palais
ndeysaan mu doonoon xew-xew boo xam ne géewlu Ndakaaru gépp dañ doon occupé ndax ñëpp ambiance yi nga toppoon. ambiance laa toppoon rek topp ambiance bi ba mu jigi jàng bi mooy loolu am nga ma xëy rek ne damay bàyyi sam pap ne ma du fi amee mais mu demee noonu waaw lii la yàlla dogal quoi. gannaaw laata ngay tukki ndax def nga ay métier. waaw menuisier laa woon ak maa mënoon daaj bang ak condamné. mais lu tax géwél yi dem menuisier condamné la ñu daal. waaw condamné ak bang ndeysaan taan daaru maa ngi koy nuyu yaay mbéy jëy fay ndeysaan bang bu ma mosoon daaj moom laa koy yóbbu jaay ko ndeysaan sama maam boobu maa ngi koy nuyu sama séeri koko boobu Adja Daaru Mbay ndeysaan bu ma ñëwee ndeysaan mu jënd ndax yërëm ma ñaara nga doon jaay ba may nuyu bu baax nag Jibi Dieng moo doon sama patron doon menuisier bu qualifié macha allah doon sama menuisier pap ndax sama pap entrepreneur la donc Jibi moo doon menuisier am ci bâtiment ci tout ce qui est marché yi nga xam ne moo ko doon gagné mu jëm ci menuiserie moom moo ko doon def mu yóbbu woon ma ci moom nag mu may jàngal donc def naa tailleur tamit tailleur laa njëkk. mais baa ñu ñëw ci maa pare ñaata maa nga doon daaj. dama doon kii rek léeg-léeg ba ndeysaan ma ko doon jaay ay 1000 francs 2000 maximum condamné yi ay 500 200 man daal naa am dara rek. mais boo jaayee kon doo verser sa poche ngay def. déedéet yooyu samay kii la samay diilu bopp la woon. da nga ñëw commencé rek di gagné ay mag. waaw damay diilu bopp la may fexe bant yu kenn laalul rek ma dóor ci bang sama diilu bopp la woon ndeysaan vraiment mu doon nag aventure bu am solo bu am solo après noonu nag tailleur laa njëkk a def ndax bi ma bàyyi jàng sam pap daf ma ne duñ bokk kër gi ndeysaan ma dem ci sama yaay mi ne ma fii tamit doo fi dëkk sama yaay mu doon jigéen bu jàmbaar ndax bu opposé woon rek mun na compliqué mais daf ma won ne ma sa pap bu àndul ci li ngay def man duma la ci far waaw mu ne déedéet bu ma waxee loolu ma génn kër gi ma génnee kër gi sama benn bàjjen bu ñuy wax Kiné Dieng yóbbu ma ci këram bi muy sëyee maa ngi koy nuyu de passage Adja Kiné Dieng séeri Birane Samb sama bàjjen la waaye sama xarit la man sama bàjjen yi ñooy samay xarit ñoo ma yar ndax dañoo yéex am doom seen càmmiñ di seen mag jur ma ñoom ñëpp gëmewuñ ma moo tax ñuy samay xarit sama bàjjen yi maa leen di nuyu ñoom ñëpp Adja Kiné Batoor Dieng Ayda Dieng kenn du ñoom léegi bi loolu amee nag taaki na yóbbu ma këram bi ma taaki na yóbbee këram ma nekk fa muy kër Mamadou Issa Samb rue 15 angle 14 nekk fa ak Tayar Samb Ball ak jigéen ju baax ji ñuy wax Adja Khady Sène morceau bi may déglu léegi war ko génn muy sama deuxième single moom laa ko way Tayar Samb ñooy ànd ba ñuy xale ba léegi mu baax lool Samba xaali bi maar noonu nag sama bàjjen di ma yóbbu village artisanal maak Tayar parce que dafa amoon magasin di fa jaay ay objet d'art léegi mu yóbbu ma ci atelier tailleur ba ma nekkee fa tëgg di tëgg machine. di tëgg ndeysaan ba damm machine ya damm ciseau ya après noonu sama bàjjen am visa Amérique war a dem fekk jëkkëram États-Unis yëf yi gën a compliqué ti ngay xalaat fa war a delloo. billaay ndeysaan ndeke foofu lay neexee ndax moom ci diggante bi la ma jël yóbbu ma kër du Ndiaye Rose parce que dafa doon dem tous les jours fekk Binta Farba Ndiaye da waroon dem màkk Binta dem màkk mu waroon ko décorer këram bala moo ñëw léegi nag comme maag moom sama bàjjen sax su ñoo doon bokk activité bu ñu xëyee dem foofu ba ma gisee sabar yi rek amatuma jàmm ma ne man nag fii laa doon seet. yegg si naa. noonu mu wax ak sa mère Sophie nag sama bàjjen wax ak mère Sophie Mbuub sama maam mooy jabaru du Ndiaye Rose moo doon soxna du Ndiaye Rose ndeysaan mooy ñaareelam jigéen ju baax Nguuda Amina ak Baba Amina wax ak Youssou Dieng daal mook papa ji jubóowuñu bàyyi na jàng ba papa ji daal ne du bokk ak moom kër gi maa ko yoroon te man maa ngi nii war a dem Amérique fu nu may def merci fi na ko bàyyi ko mu ñëw fii noonu ma nekk ca kër ga fala sama jàngub tëgg ak aar bënnee nag waaw foofu laa am formation bu am maanaa boo xamante ni fa laa ko amee du Ndiaye Rose baax lool Ndiaye Talla Bakar Kor du encadré ñu bu ma ñëwee merci fi li ma njëkk a wax fii la dese fii nag sabar rek nga bëgg sabar yaa ngi fi waaye ñàkk fayda amu fi ñàkk kilifa amu fi ñàkk personnalité amu fi ma xam ne nag lastukul baa ngi ni ama jubal nag
waaw. kon doon nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoo daan nekk ci ginnaawam di tëgg ci gone yi. waaw moo ma wëral àdduna yëpp Ndiaye Talla Bakar Koddu bi ñu yóbbu voyage du mën-mën sax mais mbaaxam rek te xam ne ay xale lañu war nañu mën a teel a am dara mu ñu yóbbu 92 la ma njëkk yóbbu Séville billaay ndeysaan la ma njëkk yóbbu boobu ay xale lañu ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw 92 mu yóbbu ma Séville c'était au mois de juillet décembre mu yóbbu ma Paris ñu joué concert bu mag ci théâtre bu mag mais joué animé match Paris Saint-Germain Marseille championnat 92 ñun ñoo ubbi match bi ñu def inauguration match bi démarré ñu yéegal ñu kaw tribune découverte ñuy supporter Paris ay keroog Marseille mujj a gagné te boobu Marseille la nga ambiance. oui noonu fu ne dem nañ fa ci àdduna dem nañ fu ne Amérique Japon France Hollande fu ne la ñu yóbbu waaw mu doon góor gu baax yamul woon ci du ñu jàppale mais du ñu yar waaw def ci ñun iman d'abord ngay julli loo am ne la dama la yóbbul sa pap dama la yóbbul sa yaay man su ma leen di dimbali sa pour ngeen dimbali seen waajur yi donc kooku amuñu fayam waaw noonu nag fa la am sens dem dugg ay ballet def musique jàng musique tu vois di fréquenter ay orchestre Kinelam doon jouer ci ay orchestre yu ndaw di def ballet surtout parce que ballet dafa am solo ci artiste fa ngay jàngee présence scénique fa ngay jàngee naka ngay taxawee ci scène fa ngay jàngee art quoi donc sens boobu la ñu am moo tax ba ñu sañ a wax ci art moo tax ñu sañ a wax ci culture waxuñu rek pour bëgg a wax yéex nañoo sax wax mais dama dem ba xam ne dama gëm ne li ma xam ak lu mu néew war naa ko mën a partager parce que xale yi daf ci bëri ay victimes ñoo xamante ni bëgg nañu def te xamuñu ku leen won xamuñu ku leen jàngal xamuñu ku leen teg ci yoon ma gëm ne man dama bokk ci ñu war a jëmmal la culture sénégalaise donc. mu nekk lu am solo ginnaaw bi nga xamante ni génn nga seen kër sa papa génne la sa yaay génne la ndax ñu jàng nga bëggoon boobu ñoom seen bët mi ngi ci da nga war a jàng rek ci tekk ci la jàng bi nekk yàlla def ngay góorgóorlu tamit dem ba tukki war a ñëw ci jamono jooju bu tukki taxawee da ngay am yaakaar ne tekki taxaw na bi nga ñëwaatee pour wax leen ko naka lañ ko dundee. waaw non xam nga nag man dama am parents yoo xamante ni ay nit yu am maanaa lañu. Peut-être ils attendaient de moi que ma doon nit ku normal rek mais duñu parents yoo xamante ni dañ ma sëf seen àdduna yaakaaruñu woon ci man pour grand chose mais dañu bëggoon d'abord balaa dara xam nga réussite bu ci jiitu mooy yiw mooy xam ne doomu nit ku baax nga da nga war a baax donc ñoom si loolu la ñu concentré woon donc bi yàlla defee loolu lu ma am tamit tubaarkàlla ñoom laa ko bokkal yàlla dimbali na ma bu baax a baax ba nga xamante ni teel naa xam ne ñii sama lu baax lañ ma bëggaloon sama mbaax la ñu bëggoon ba tax na ñoom seen fierté mooy le fait que bu ñu ma gisee fier na ñoo ma jur waaw lu ci des sasuñu ma dara sama yaay du ma ñaan sama papa du ma ñaan waaw duñ ma ñaan sonaluñ ma ci dara wax fa dëgg yàlla maay am koy jox leen wala ma defal leen sama pap léeg-léeg mu xool ma sax bi xanaa da ngaa banque sa kanam gi boo ma ko xoolee rek ma xam ne da nga banque tu vois donc ñoom ay nitu valeur lañ yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla mënu ma leen wax ni du ma bon jarul ngeen di inquiété wu du ma bon parce que xam nga boobu duñ déglu xale mais boobu man amoon naa conscience que ne luñ may bañal yëpp du ma ci ne waaw parce que c'était compliqué nag boobu Médina compliqué na nag waaw compliqué na yar fa xale yi jafe woon trop parce que banditisme bi dafa nekkoon xam nga drogue yëfi banditisme quoi ba pare ma bëri woon ay xarit yoo xam ne nag ci géem boobu la ñu nekkoon ñu nekk samay xarit keuse mais yàlla dimbali ma ba sàmm ma ba yooyu yëpp mosuma ci dugg ba pare ndeysaan du Ndiaye Rose xiiraat ma ci lu ma am mu ne ma
yóbbulal sa papa mère Sophie maa ngi fàttaliku ba ma njëkkee tukki daf ma taxaw ana li ngeen jël sa pap lan ngeen jël sa pap jiital ma pour ma dem yóbbul sam pap li ma ko indil donc foofu yëpp ma jaar nii rek la mu doon demee mais ñi ngi sant yàlla bu baax a baax parce que am nañ ci ngërëmu ay waajur dimbali nañ ci suñuy frère ak sœur xarit am di jàmm képp koo xamante ni àndoon nañu dund boobu rek di dund jeunesse bi ba léegi ñoo ne tuddante nañ ay doom maak ñoom ñooy ànd ba nëgë ni te dara ñaawul donc sant yàlla waaw sant yàlla bu baax. tey li nga wax ni yëpp bari na tëgg nga fecc nga bale tukki nga bu ma dégloo tey Youssou bu expliquer fi nga xamante ni jaar na fi dama naan kon dafa yéex a jóg ci aar heure bi waroon na fekk nit ñi ràññee ko bu baax a baax parce que côté bu nekk laal na fa lan moo waraloon toogaay bu yàgg bi lan moo taxoon après gisuñu la génnoo pour wane ko. 20 ans à l'étranger xam nga tukki bëri na lu mu yàq ci aar de ndaanaan yëpp ngi àll. après kon da nga demoon Modou Modou. waaw dama dem tukki pas Modou Modou de dama demoon tukki ji rek. Modou Modou. non Modou tukki ñun demuñu pour Modou Modou ñun les artistes parce que Modou Modou mooy dem ci dëkk pour liggéey daan doole ñu ay jàmbaar lool xam ne bu ñu demee ñoom nu ñu mën a def pour génn ci dañ koy def mais ñun suñu tukki moo gën a nooy ndimbalu yàlla la ñun. suñu condition moo gën a oyof yombul sax mais oyof na parce que di nga am activité boo def soxla woo jaay soxla woo liggéey di nga am activité booy def man dès que ma àgg Japon Amérique sax la njëkkee Amérique da ngay ñëw automatiquement gars yi dañ lay teg ci yoon ok ay classe fi ne léegi del commencé jàngale pour nga jàng xam naka la ñuy jàngalee parce que mun nga mën a tëgg te doo mën a jàngale tëgg mun nga mën a fecc te doo mën a jàngale fecc bu ma demee Amérique fekk fa Babacar Ba Mbaye sama nijaay may jàngal ba mu mën pédagogie léegi mu leer na la yow chaque semaine di nga am argent de poche. ci jàngale bi léeg-léeg nga am spectacle chaque week-end mun nga am spectacle donc dund boobu c'était plus am nga benn assurance boo xamante ni chaque semaine yow. di nga am loo fortaat moo tax duñu gaaw a dem def yi Modou duñu gaaw a dem liggéeyi mais comme léegi dafa metti nag léegi moom foog nga boole ko ci waaw léegi parce que léegi artistes yi dañu bëri ci àll bi pare activités yi demeetul noonu boo xoolee bu njëkk ñun bi ñuy ànd ak du njaaroo chaque 2-3 mois dañuy voyager léegi loolu amatul tu trouves peu de groupes ñuy dem di voyager à l'étranger parce que crise bi moo sonal àdduna yëpp te festival yi dafa doon ay festival yoo xamante ni état moo koy subventionné bu dee Amérique dañ lay jox ay grant yoo xamante ni mooy tax ngay organiser ay festival muy am tous les ans bu dee Europe noonu la bu dee Asie noonu la xam ne maison de disques yi ak maison de production yi dañoo am ay contrat yu bëri tourneurs yi du Ndiaye Rose di tourné Youssou Ndour di tourné Ismaïla Lo di tourné Baba Maal di tourné Bale Mansour Gueye di tourné Bale Sorano di tourné loolu amatul donc ñun chance boobu ñu amoon ci moment boobu moo taxoon ba suñu moodu daawuñu ko dund comme xëy waaw comme ñeneen ñi tu vois mais léegi artistes yi ñi ngi moodu ñi ngi def art waaw mais bu njëkk daawuñu def moodu waaw. taxawaayu Doudou Ndiaye Coumba Rose sunu maam comme ni nga ko waxee ginnaaw bi nga xamante ni génn na àddina est-ce que ni nga ko waroon a taxawoo ndax li mu def ci réew mi yëpp mat na. moo ko ñu taxawul ba ngay dund boo génnee àdduna matu la yaakaar matu la xaar mais moom yàlla moo ko taxaw yàlla moo ko suturaal yàlla moo ko teral Doudou Ndiaye Coumba Rose a fait toutes les grandes scènes du monde niveau bi mu newoon ci la scène internationale Sénégal nekk gu fa te du fa ne ba mukk parce que léegi communication yomb na da ngay gis kii dem Europe sax di communiquer fii wala ngay dem Europe di communiquer ak sa communauté mu leer la ne dina am ñu la seetaan si ñun ba ñuy tourner communication bi suñu yoon newu ci
dinañ def par exemple 52 États dem nañ États-Unis def 52 États 50 concerts 30% yi la Sénégalais di yëg wala di ko seetaan si te fuñ ci dugg gisee fermé lay nekk xam nga loolu c'est pas évident déedéet Rolling Stone mooy groupe bi gën a mag ci àdduna wala mu bokk ci bi ñuy wër africain bu ñu defal tour du Ndiaye Rose la ñu jël xam nga te Mick Jagger ci boppam moo ko bu ñu doon wax casting laa koy mën a tuddee parce que dafa ñëw ci concert boo xam ne du Ndiaye Rose doon jouer Angleterre Mick Jagger ñëw seetaan ko bi mu ñëwee di ko seetaan c'était ses débuts ak groupe bi xam nga moom dafa def carrière am ba mu jeex mu dem retraite bu mu demee retraite nag ci la yàlla ne ko nag léegi ngay tàmbali ci la créé groupe commencé di tourner ak groupe bi mais Mick Jagger ba mu ñëwee dafay seetaan concert bi jënd toutes les places yi ne ci kaw moom moo fa nekk jabaram ak ay doomam y avait personne moom moo jënd billet yi fay dem toog fa moom kese léegi place yi ci suuf rek la ñuy jaay pour ñi nga xamante ne ñooy ñëw di seetaan léegi ñun grand yi nee nañ bu ñuy joué ñoom ñi ngi jaaxle naan waaw mais yëf yi dafa feesul wala lan ndeke moom moo ko jënd c'était pour ñëw xool kii kan la ba concert bi jeexee la signé ak moom tournée internationale te Rolling Stone ku ne xam na ne du groupe bu ndaw donc du Ndiaye Rose ci niveau boobu la nekkoon il avait eu la chance de am maison de production bu baax muy Reune Production ñu am ñoom artiste bu mag parce que bi ñuy jël du Ndiaye Rose moo doon seen premier artiste te tey Reune Production bokk na ci maison de production yu gën a mag France donc kooku ci dundam les Sénégalais xamuñu ko woon parce que tëggkatu sax xam nga ma bàyyi tëgg sabar faaluñ tëggkat sabar booy communiquer sax ci ngay tane xam Sénégal faaluñ kenn du ñu jox nit cëram du ñu wormaal nit du ñu respecter nit suñu kilifa diine yi ñu topp sax dañu loterie ak ñoom waaw. ci naka. waaw sëñ Tuubaa àllaaxira la dige moo tax ñu ne yii kii nañ dem ànd ak moom nañu dem. dem Firdawsi. waaw xam nga sénégalais moo xeeb yëfam suñu ceeb lekkuñu ko suñu yëre soluñu ko suñuy nit respecté wuñu leen considéré wuñu leen mais yàlla moo am ñu ciy tànn nag ne leen ñii moom par force da ngeen leen di respecté du Ndiaye Rose ci ñooñu la bokkoon mais yàlla moo ko teral nga gis bicentenaire de la révolution française c'était en 89 muy fête boo xamante ni xam nga la révolution française di 14 juillet 200 ans ba 200 ans lañ koy fêté waaw. ku guddul fan doo ko fekk. ak à mon sens. kooku nit mënul gudd fan sax ba fekk ko da ngay am sens tombé ci. François Mitterrand moo am sens 89 jiite France fekkee ko mu doon fête bu mag boo xamante ni adduna yëpp la ñu invité tous les présidents du monde ñëw toog Abdou Diouf toog la reine d'Angleterre toog kilifa yu mag yëpp toog du Ndiaye Rose bi mu desee moins 2 mois pour ñu def événement bi ci lañ ko contacter parce que dafa benn rythme boo xamante ni dañ ko composé muy la Marseillaise bu ñu composé woon ak musique vent ñu bëgg nag rythme africain boo ko accompagner morceau bi def na le tour d'Afrique kenn réussirul pour accompagner ko Béatrice Soulé moo jékki-jékki ne mais pourquoi pas du Ndiaye Rose ñu ne wax nañu essayer bu ñu ko essayer il a réussi Abdou Diouf toog du Ndiaye Rose défilé ci Champs-Élysées Abdou Diouf dafa egsi du Ndiaye Rose di tourner pareegul mu ne du Ndiaye Rose ak ku mu àndal bu egsee fii ci dëkk bi fexe leen ba aéroport bi lu mu indi bu ko kenn jege bu ko kenn laaj bu ko kenn wax dara ndax sagal na ma sagal goo xam ne tey mënuma ko fay xam nga kooku benn nit la boo xamante ni dafa symbolique waaw ci dundam nag bëri na lu ñu ko waroon defal te defuñu ko kon bu demee buñ ko xaar. parce que dafa mel ni mos naa dégg ci ay waxam xaw ma lu si di wax ne dafa waxoon ne bés bu génne àddina bu ko kenn sargal. waaw parce que boobu il avait demandé ay dafa am yu mu demandé woon état ñu tàng xam lu ko dafa bëggoon école boo xamante ni daf ko fi bàyyi muy école pour jàngale pour ñu xam nga
ci dundam daal bëggoon na teg loo xamante ni nit ñi dañ xam ne lii kat Doundia Rose moo ko fi teg et dañ ko seetaan léegi seetaan boobu ñu ko seetaan nag moo tax mu wax loolu mu wax mais moom ay doomam a ngi koy sargal ay doomam ñi ngi def lu ñu mën ñun Doundia Rose mooy suñu lépp waaw man di Doundia Rose sama lépp waaw te fu ma toll dinaa ko fësal d'ailleurs le 19 bii la anniversaire am dinañ ci def yéen dama leen di invité sax ngeen ñëw dinañ def bu le 19 jotee ngeen di jëmmal génnub àdduna Doundia Rose waaw lu ñuy neex lay doon te turam àgg na fa waaw yàlla cërale na ko donc le 19 bii la yàlla na ko yàlla xare àjjana muy def 7 ans ci biir suuf liggéey boo xam ne ci njabootam moo tax njabootay assurance ku yebu na wuti njabootam gi li leen warloog moom ñi ngi koy def bu ñaan jotee ñu ñaanal ko bu tudd ko jotee ñu tudd ko di ko tiitaroo ak nit ñi nga xam ne jurul leen waaye ci njabootam la ñu bokk parce que Doundia Rose ñi mu jurul te ñu bokk ci njabootam moo ëpp parce que ci dundam du njabootam rek la taloon njabootam dafa yaatu woon gannaaw donc njaboot googu yëpp le 19 duñ ko def sax ci benn kër parce que xajul ci benn kër famille bi yëpp ku ci ne di nga fexe ba bu bis boobu jotee nga yëgle ni tey la fi sama papa jóge woon ci ñaan ci bernde parce que moom daf ko bëggoon ci alxuraan macha allah nit ku riche waaw. mu nekk lu am solo tey li nga xamante ne def nga ko ci aar yëpp ak tukki yi nga xamante ne def nga ko boo xoolee aar démb ni mu daan doxee ak taxawaay yi ngeen ci amoon ak aar léegi nu mu mel yan gis-gis nga ci am. waaw mooy lu ma wax sànq mënul yomb Lalla il faut que nit ñi xam ne jamono moo metti léeg-léeg nga gis ñu ne way disque d'or kërëb musique bi dañ ko fa war a génn dootul yomb de disque d'or dootul yomb. parce que fi jamono toll vente sax yombatul waaye léegi boo jaayul nooy amee disque d'or du prix bu ñuy jox nit rek ay vente moo koy tànn da ngay def vente bu war a tax ñu ne kii kat décroché na vente bi yóbbu na ko fekk na ko ci baar bi am na disque d'or mais loolu yombatul Sénégal gii rek jaay fi 10 000 exemplaires yombatul. bu njëkk da ngay génn cassette def 100 000 exemplaires léegi yombatul il faut que nit ñi xam ne jamono dafa metti te marché boo xamante ni du sa marché pour nga accès dafay yombul parce que le marché international dafa doon marché bu compliqué parce que du lu neex waay def il faut nga am producteur il faut nga am maison de production il faut nga am ñoo xamante ni ñooy jël sa yëf pour jaay ko boo ko amul mais munoo percer mun nga def lu ne ngay gis booy ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay musique ay afrobeat ñu ngi dem nañ sax ba fàtte ne la musique sénégalaise dafa riche muy erreur bu gën a mag bi artistes yi di def mooy que ne dañuy dem di représenter musique gu beneen dëkk ñoom ils oublient que ne ils représentent un pays et ce pays-là est riche en musique le Sénégal culture bu mu am ci musique mais Youssou Ndour doy na ci firnde c'est l'artiste africain le plus respecté le plus écouté et sa musique est le mbalax léeg-léeg nit ñi di wax way Youssou Ndour di ko may disque d'or du mbalax la parce que base bi mbalax la même bu dee dañ ko jël tëgg ko ci wóol musique wala ci beneen rythme bu gën a wóol c'est juste rek pour lu mu ñëpp mën a comprendre loolu la wóol musique di signifier wóol musique c'est une musique boo xamante ni japonais bi dina ko comprendre français bi comprendre ko naar bi comprendre ko inde bi comprendre ko mais base bi fii Youssou di taxaw di way ci temps mbalax la parce que moom la dégg-déggam foofu la ne donc la musique sénégalaise est mbalax et restera mbalax et Youssou Ndour cër bi mu ci am yëpp mais mbalax moo ko may. mais da ngay gis ne même bi muy nekk xale di way concert lu mu rëy olof la daan way. très bien boo déggee morceaux yi mu njëkk def ci world music xam ne Akru Zaman par exemple li gars yi doon musique ak moom li muy way bokkul
mais boobu dañ ko wax woy bi amul solo musique bi moo am solo nañu defar musique bi ba mu xam ne tubaab bi dina ko dégg muy woy en wolof donc mélodie yi nga xam ne mi ngi ko doon génne di ko teg mais tubaab bi da koy comprendre parce que fi mu sukkandiku pour déglu musique bi batterie moo ko fay yóbbu te batterie bi teg nañ ko ci rythme boo xamante ni tubaab bi da koy comprendre tu vois donc nañu bàyyi naan ay Youssou Ndour lu ko may disque d'or du mbalax la te wax fa dëgg yàlla chance boobu ñu amoon ñoom xale yi amuñu ko parce que lu ñu war a découvrir ci musique bëreetul parce que tubaab bi léegi boo xoolee ñoo tubaab bi ñun soreetuñu musique ñoo yeneen africains yi soreetuñu musique donc boy yi ak musiciens yi nga xamante ne ñi ngi ci seen carrière di def musique nañu xam ne il représente un pays et le pays bii di Sénégal ñuy représenter il est riche en rythme joolaa ngi fi boo duggee Casamance la fa ne ci rythme du jeex boo duggee ci lébu gi la fa ne ci rythme du jeex boo duggee ci séeréer yi la fa ne ci rythme du jeex nga dem ci xalpulaar yi gën a rakkaajooti donc nañu def ay recherche ci rythme yi Youssou bokk na lu ko may lépp lu mu am dafa fonkoon rythme ci rythme daf ci doon gëstu di ci créer di ci def fent ci ay woy ba bu ko woyee mu neex nit ñi parce que rythme ba la mais xale yi léegi dañ fi bàyyi seen rythme dem di def ay afro mix ay afro beat yoo xamante ni la base mais loo mokkalul mënoo ci jommal nit lan la balaa ngay comprendre bay ne ci rythme musique boobu mais gëstu ko ci sa musique mais xale yi léegi ils ne veulent pas faire des recherches te boo deful recherche ci musique amoo ci vécu gëstuwoo ci mënoo ci jommale. moo tax ma dégg sax nga ne xale yi dañoo tayal wala dañoo rëy di jël ci wayu démb yi. dañu tayal ba pare amuñu considération envers les grands parce que kilifa yi ñi ngi fi suñu yaay yi ñi ngi fi def lu ne ci musique jàng ko pratiquer ko ne ci ay mais Sorano doon caaxaan pour nga duggoon fa édition bu wóor moo la fay dugal Adja Xaar Mbay ma jàgg Fambaye Issa Diop Jabu Seck Kiné la Maam Bamba mais am na ñi fi ne ñoo xam ne ba tey yàlla mi ngi leen di suturaal ñi ngi dund mais xale yi bu ñu demee ci ñoom ñu jox leen secret yi mais mag du jóge fa mu jógee dem di seet xale ne pour da koy jàppale man mii rek jàppale àggul jaralu ma may topp ku ma xamul yëgul sax ne maa ngi dund nit du ko def donc recherche nit buy def art dafay def recherche mooy tax nga mën a bu la tubaab tàllee loxo nga expliquer na ko lii la mais façon bi ñuy composer léegi dafa yomb beat maker bi mooy defar biitam ba mu rafet mu ñëw woo la rek nga ñëw di teg ay voix dafa yomb trop bu fekkoon na sax dañ koy def gisoo léegi rappeurs yi ñu ngi comprendre ak niveau génération bii di way léegi sax ñi ngi defar beat ci ay rythme bongo c'est nice xoolal jéeba mais son bu mujj bi dafa nice la mu saf mais fiñ ko tëgg dafa nice. loo jàpp ci son bi yow. non jàpp naa lépp la mu saf kenn du la ko wax ndax ko ma ca ko xam non c'est trop nice bind bi dafa riche rythme bi dafa nice Dip Doundou Guiss rythme am c'est sénégalais Ngaaka Blindé rythme am c'est sénégalais ndeysaan te pourtant Fata moo ko njëkk a commencé ndeysaan ñu critiqué ko mais tey gars yi comprendre nañ ko ñëpp a ngi ci il avait c'est que li léeg teel a comprendre anticiper da lay sonal gisoo waale moo commencé du sol peew gars yi comprendre ñu mais léegi ñëpp ngi peew mais jiitu ci mbir dafa xaw a comprendre moo tax Fata bi mu ñëwee ne affaire bi da warul demee nii parce que lu ñuy jëm di ko yóbbu di ko wan américains yi mënu leen jommal nit kenn du ko jommal ci li mu moom buñ ko mbalax bi mu nekk buñ ko defoon bu yàgg kon weesu nañu fii waaw xoolal musique rap Sénégal fu mu nekkoon dañu juum dañu moo tax mu tardé parce que problème mu direction la ñu amoon mais booy wéy bii ñu nekk baax na léegi nag li ci des mooy il faut ñiy investir ñëw dimbali xale yi investir ci musique du xaalis mooy jaay musique de lan la musique kenn du ko jaay ci neex naa baat wala mun naa way non musique xaalis moo koy jaay
tubaab yi ba ñu bëggee jaay musique Youssou Ndour dañ ko jaay lu ñu njëkk def mooy dañ ko ne Youssou na batterie bi ak basse bi xaw a tubaabee mu def ko mais ils l'ont vendu ak ay moyens nigériens yi dañuy jël xaalis bi waxtaal teg ko ci table bi ubbi ay télé yoo xamante ni ci musique rek lay wax créer ay maison de disque ak de production yoo xamante ni musique rek moo ko tax a jóg donc day dem balaa kenn ñëw yow yaa war a investir ci sa musique ba pare balaa kenn di ko gëm ñoom Youssou sens bi ñu amoon tubaab bi dañu nekkoon di rechercher di wut lu bees ñëw tombe ci ñoom tombe ci Youssou Ndour tombe ci Doudou Ndiaye Rose tombe ci Ismaïla Lo ak bale yi fi ne tombe ci Baaba Maal et ñu ne ok lii ku ko dem yóbbu à l'étranger wane ko dina rafet waaye léegi lu ñuy waneeti léegi waneetuñ dara média dafa développé. mais temps yi mën nañu wane bongo parce que gis nañu bongo maa ne temps yi ñu ngi toj. waaw ñu ngi toj waaye nañ ko amal nañu fexe mu riche nañu fexe mu am maanaa sol yëre yu rafet yëre yu aare waaye check down wàcce sa tubéy sa caleçon ne ci biti xam nga melokaan boo xamante ni du mais xoolal vie ñaanu mu amee maanaa nit ñi gis nga lal xam nga lu yàq dëkk bi dama mën aar di nga toll foo xamante ni soxla wuñ ku mën ku présentable lañu soxla ak koo xamante ni liñ ko def loo dina ko def donc nañu fexe ba bongo yi ñu wutal ko maanaa ba mu am maanaa organiser am ci fullaak fayda fu ñu leen woo ñu dem fu ñu leen woowul bu ñu dem boo gisee léeg-léeg tamit yëf yi xaw a jaxasoo di lambar-lambari gàddu bongo rek foo di gis tànt dugg fa bongo bi du avancé warul demee noonu waroon nañu am fulla gu dee ni dañu bëgg bongo kat ñu ne fay leen ñu ñaata la leen di fay ñu ne 300 000 ba 500 000 ñu fay leen ñu dem ji waaye gàddu bongo rek di per bu xaru foo gis tànt rek dugg fa non c'est pas normal warul demee noonu. te gars yi ci temps yi coow li bari na ñii ne nañ dafa war a nooyee ñii ne dafa war a góore. waaw dafa war a góore nag waaw dafa war a góore de xam nga tax ma war a góore aar góor ak jigéen ñoo koy def àdduna góor ak jigéen ñoo ko seex mais lan la man dama doon fecc booy bongo maan li ñuy def dama ko doon def dama doon gàddu bongo di way di tëgg di fecc. waaye ne bu ma nee bërët di fecc nga xam ne góor ay fecc. waaye da ngay wequ. damay fecc feccub góor waaye léegi bu góor feccee nga ne jigéen la bu jigéen feccee nga ne góor la c'est te lu doon richesse su sabar moo doon 100 fecckat dañ doon taxaw ku ci ne ak sa style mais léegi jaratul sax ñu naan mënatoo xàmmee pecc ci nit da doon lalli rek nga xam kan la te gisagoo kanam gi sax léegi la fecc yëpp nduroo góor ñi dañuy fecc comme jigéen ñi di fecc comme góor amatul charme quoi. taasu yi. mooy moo rawati parce que defuñu ay recherche même ci taasu yi benn baat ñëpp koy bokk gisoo dañuy reyante rek maa ko génne ku nekk naan maa ko génne te taasu wax la bu ñu suukar rek donc ku ne waaye yow laal la li nga sol dafa rafet bu ma ko bëggee taasu ko lan moo tax ñuy toppandoo bëgg taasu yomb na wax la bu ñu xorom. nañu xool li ñuy wax li nga war a wax nit ki xorom ko rek wax ko mu ànd ak rythme nga am fent saw yëfi bopp waaye dañuy jël waxi abi gànn ba léegi mi ngi xew ku sa reeru baay doy doo tala xaaraani bañ di la ba max kuy rëkk njoowaan da ngaa yaakaarul fexlu ci ëllëg ba léegi moom la ñuy wax. ba pare di ko xëccoo. te loolu abu gànn xam nga ban année la ko taasu ay année 80 moo lay wan ne xale yi defuñu recherche. kon daal daa war a góore. dafa war a góore jigéene wax fa dëgg yàlla. àdduna jëm kanam. d'accord mu nekk lu am solo jamono yële ci ginnaaw gis nañ la ci série bu mag muy infidèle nga joué ci rôle bu nga xamante ne xam naa bëri woon nga ñu la doon sànni xeer est-ce que yaa ngi ci doon am ay retour nit ñi naan la ñu ngi ciy gis suñu bopp. ah mais waaw infidèle bi am naa ci retour ba tey maa ngi ciy am retour la ma gën a ñu tax nga bàyyi lu tax ñu rey la ah ñun dañuy gérer rek kay bind mooy bind. tu vois Ibou Guèye moo tànnoon rôle bi jox ñu ko ñu def ko yaakaar naa ne neex na Sénégalais yi fan yii dama dugg fee ci ginnaaw Ouest Foire nee rek dugg ci benn opérateur noonu rek dajeeg benn maire bi ne ma yow xale bu góor bi billaay li ngeen joué ni mu amee solo dafa sax ëpp li ngay joué yëpp mi ngi ci kër yi laala kër yee ngi toj de. da ci gis boppam. waaw déet ñàkkul wala mu gis wala mu xam wala waaw xam nga mais
lu ñu joué mi ngi ci dëkk bi nit ñi nañu bàyyi ni lii amu fi fii lépp ngi fi. mais gis nga ku la wax ne man carrément lii dama ko dund. du jeex du xaaj amee loolu saa su ñu dund ko xam nga man sax xaw naa amee at sax ci film bi am na ñoo xam ne ñu doon xale yu ndaw di ko dund doon xale yu ndaw am jabar mënuloo ko dara parce que Sénégal duñ jàngale sëy te waroon na am école buy jàngale sëy nag ndax baasu àdduna mooy sëy. yaa wax loolu. waaw baasu àdduna mooy sëy dañu waroon di ko jàngale parce que loo xam mais xoolal li sëy di réunir yëpp imaam yi sëlmal du ñu ñemee ñibbi lu ngeen di xaar ñu ne takk sëy ay kilifa jóge fu ne bàyyi seeni soxla ñëw leen yóbbu ñu ne takk sëy du caaxaan donc dañ ko waroon di jàngale ndax Sénégal bëriwul yaay ak papa yuy wax ak seen doom man mi sax damay dal léeg-léeg lu ma war a wax ak sama doom du ma ko wax tu vois wala ma napp ko ba du ma ñeme wax te warul demee noonu léegi gannaaw yaay yi jàngale wuñu sëy ñoom defe nañ ne sëy liggéeyu kër la rek fóot bale te loolu sax léegi jàngaleetuñ ko waaw léegi bu njëkk dinañ munal jigéen sax ndax dafa mokk po ci néeg ñu ne ko teggil nañ la togg ak yàq ak fóot ak paase waaw léegi boo mënatul yooyu yëpp mënoo néeg ba foo jëm donc sëy nañ koy jàngale di wax ak xale yi lan mooy base u sëy bu ko defee ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki yëpp ñu xam lan mooy base u sëy d'abord ci téye sa bopp d'abord ci jox importance sa jabar ak jëkkër te xam ne base bi sëy la waaw base bi sëy la de waaw. ñenn ñi dañu gis ne dañuy bokk ci série ba mu yàgg ñu dem ba ci biir wàllum jafe-jafe dina tax ñu rey leen ndax. du jafe man jafe-jafe taxul ñu rey ma de xam nga jafe-jafe bu amoon mooy que ne série bi day taxaw mais ñoom ñooy jékki-jékki rek xam nga bindkat yi seen liggéey dafa xaw a malaakewe. mais bu fekkee da nga xaw a léeg-léeg mën na bañ a nekk jafe-jafe série bi mais mën na nekk jafe-jafe entre yéen. waaw non. ñu génnee la. mais c'est pas le cas du kaawu infidèle parce que infidèle acteurs yi ñu jël mais ñooñu gën a cher ñun acteurs yi ñu jël ñooñu njëkk ci cinématographie dañu dem jël ay acteurs yu mag a mag mooy que ne fay nañ leen xaalis bu wóor a wóor mais essayé la rek bindkat bi moom dafay yaakaar ne direction bi mu jël doy na naa changé il a changé de direction tu vois et moom moo xam lu tax tu vois am na ci yoo xam ne tamit léeg-léeg acteurs yi dañuy ñëw ne yokkal leen ma parce que acteurs tamit dafa jot ñu am xaalis am problème mu Sénégal mooy loolu dafa jot acteurs yi am xaalis artistes yi dañu war a am xaalis at bu jot ñu wàññi dem seen compte fekk fa ay centaines de millions parce que dañu def ay séries ñu am ko ci donc jot na producteurs yi ñu yéene artistes yi di leen fay xaalis pour que ñu am xaalis mais ñoom tamit ñi leen war a jox xaalis nañ leen jox xaalis ndax ñoom it ñu am lu ñu fay artistes yi donc affaire bi léeg-léeg boo waxee ñoom la wax non grand affaire bi doxul. mais léeg-léeg nga gis ci série bu nga xamante ne day am presque ay 20 sponsors. waaw mais sponsor yi est-ce que léeg-léeg gis sponsor daf lay leer ne sponsor bi rombul 5 millions de parce que léeg-léeg ñoom affaire bi dañ ko yóbbu ci niveau boo xam ne léegi wutatuñu sponsor bu mag rek léeg-léeg nga gis ay jaaykatu diw ak ay tailleur yi tax xale di ñaw ak xam nga ne ñooñu ku la ne fay nañu 10 millions wala ñaar fukk doo ko gëm donc nañu xoolaat affaire bi nu ñuy def ba mu am xaalis il faut que tamit gars yi gëm Sénégal art bi tax mu métti nit ñi gëmuñu art parce que njëkk a traduire li may wax chaque jour boo nee divertissement boo ko traduire am po ngay joxe yow te du fa léegi divertissement ki ka njëkk a traduire ci olof moo rey nit ñi ndax foo lañ ko jàppee léeg-léeg nga dégg mais Sénégal bu njëkk y avait des centres culturels ay CEDEPS nga dem Géejawaay nga dégg ñaan la CEDEPS bu Géejawaay waa Géejawaay doon fa dem di jàng art di jàng théâtre léegi pour nga jël ay xale jàngal leen théâtre sax da ngay am problème mu foo leen ko jàngale parce que loolu yëpp bokkul ci programme gouvernement donc yëf yi dafa compliqué parce que art bi mooy li ma doon wax sànq ci du Ndiaye Rose la ñu considéré wul pour ñu considérer la yàlla da la ciy suturaal rek nga tekki doon ab Youssou Ndour yàlla teral la ñu leer la ne sénégalais yi leer leen ni yow yàlla nga lay dimbali xaaratoo leen ñu respecté la
doon ab Wally Seck yàlla di la dimbali ngay amus tuut ñu respecté la mais bu weesoo loolu ñi nga xamante ni ñoo koy transmettre sax faale wuñu leen moo tax koo ñëw ne ko damay def série damay def événement bi lan la bon damay woo Wally Seck damay woo Youssou Ndour pour ñu dem Grand Théâtre wala ñu def lii léegi gunge ma ci sponsoring lu ñàkk fayda lañ lay jàppee parce que dañ ne divertissement la et divertissement olof am po la ko tuddee te du am po problème bi yëpp loolu la léegi bu fekkoon ne maison de production yi ñoom fexe nañu ba am xaalis tamit nañ ko yéene acteurs yi acteur bu ñun suñu cas par exemple ñun ñoo def saison 1 infidèle def saison 2 wax boo yéegal niveau bu ñu bàyyi parce que saison 1 et 2 fayuloo ñu lu baax dañ ko tàmbali ci taxale léegi ki nga àndal di taxale ba yëf fi taxaw nag. yéen a doon kolo yéen waaw léegi na luy pour mën di tourner. na luy tourner pal bu ko tourner le dos tu vois mais doo xam raison bi duñ la ko wax donc doy na waar daal mais war nañ fexe ba daal artistes yi di gis seen bopp ci lu ñuy def. mais jamono ji li ñu mën a jàpp mooy xaalis dugg na. ak leer. même soo tourné wul tamit aussi xanaa war nga ci gis sa bopp. man non man moom wax fa dëgg yàlla ak may dimbali. waaw yàlla ngi lay dimbali mais comme yow ak yeneen artistes yi nga xamante ne yéen a ci. dama lay expliquer man mun naa dem jeu ji sax maye ko parce que bëri na li may def yamuma ci acteur rek lu ma mujj def la sax dama xam ne talent la mi ngi ci man rek ma koy def man ci li ma ne bëri na maa ngi ciy télé maa ngi ci acteur donc man mun naa sax ne ok bu ma amul fii am fee mais am na ñoo xam ne amuñu loolu ñooñu dañu war a am. te ñoom tamit ci ñi doon taxale ci la ñu bokk te bi affaire yi yéegee. gis bëri na ñu bokkatul ñoo xamante ne rey nañ leen mais man Ibou Guèye sama xarit la léegi bigal na ma ci beneen série moom sama xarit la dafa ma bëgg quoi sama xarit la mais jot nañu am xaalis quoi dañu war a am xaalis. d'accord jot nañu am xaalis te nit ci li muy yëngu rek ci la mën a tedd wax fa dëgg yàlla léegi day dem ba benn moment nit ñi ku nekk di créer léegi man j'ai créé une société une boîte de production de communication et d'événementiel tuddee ko Bi Communication ci fan yi néew nañ ma gis. parce que xam nga ne dafa am xaalis. xam naa ne dama war a am xaalis. waaw mais acteurs yi ak actrices yi amuñu xaalis rek je veux devenir un patron. ñu demit ci wàllum télé bi gis nañ la Sen TV yaa ngi fa macha allah di def liggéey bu am solo mën nañ la xaarandi ci yeneen télé wala toujours yaa ngi ci wetu Bougane. waaw maa ngi ci wetu Bougane macha allah di liggéey mais man nag sama challenge lan la man j'aime changer. kon pare nga nii pour dem. mais pas pour liggéey kenn pour liggéeyal sama bopp waaw pas pour kenn. mënuñ la xaar TFM rek. waaw mais même bu ma doon dem TFM sax du doon pour employé peut-être pour co job waaw bëggatuma di doon employé kenn dama bëgg lu may def rek ma ci gis sama bopp quoi waaw parce que noonu la war a demee quoi waaw noonu la war a demee. sa diggante ak Wally Seck ku ne Youssou ne Wally rawatina fan yi nga xamante ni bari na luñ lay gis ci ay kilibam ngay kex-kexi. waaw Lat Diop Degen Baye waaw sama nit la sama xarit la sama rakk la sama jarbaat la waaw sama sët la waaw li mu doon ci man dafa bëri et ñu seexoon di liggéey macha allah mu doon koo xamante ni li muy def sentir ma ci rek dafa ma wax nañ ko def ñu def ko mu nice macha allah di ñaan yàlla mu sàmm ko yokk ay xéwalam fexe ba li mu bëgg ak mbëbëtam yëpp yàlla mottali ko mais sama lépp la. ngeen seqoon liggéey. waaw. seqatu leen liggéey. kay ñu ngi seq liggéey ba léegi dafa fekk ni rek fan yi dama jàpp xam nga ne Sen TV ne CNM ne acteur ba pare wax naa ne léegi ne dama ubbi une boîte de communication et de production ak événementiel ci fan yi néew di nga gis ne dafa am ci lu ma ne donc loolu dafay tax ba léegi sama liggéey ci côté Faramareen dafa xaaj dama ko xaaj genn wàll gi mi ngi ci Bi Communication ak samay xarmat genn wàll gi mi ngi ci Faramareen parce que man sama liggéey ak Wally man je monte pas sur scène
je suis pas un artiste du Ramadan. Je suis un conseiller, je suis un directeur artistique. Donc sama liggéey je peux même le faire en distance, tu vois. lu ñu war a def rek waaye lii la ñu war a def lii da laa xalaat bu ñu ko defee woon nii day mi ne ok wala mi ne déedéet donc loolu bu ñu ko xaajee du garaaw ma ngoog. jamono ji ñuy dégg ne dafa accident fële ca Maroc ñu bari di ci wax yan leeral nga ñu ci mën a indil. waaw accident la dañu joué ba pare muy ñibbi benn oto génn ci sens interdit dañoo xawoon mandi ay naar lañu daal di koy mbëkk oto ba mu duggoon quoi tu vois mais yàlla suturaal ko gaañuwul dara jotu ko ñi mu àndaloon moo am ñu ci blessé ñu leen di ñaanal ñu génn ci ci jàmm ak salaam ñu sant yàlla parce que fa mu xewee Maroc la te ils sont forts tubaarkàlla en médecine sant yàlla noonu na gën a metti. jàpp nañ leen. ña ko fiir waaw fa lañ bàyyi oto ba daw nag yaakaar est-ce que defe naa jàpp nañ leen parce que xam nga oto moom boo ko bàyyi ci bërëb moom mu am carte grise am dañ lay jàpp sûrement jàpp nañ leen waaw. ñi ci am ay gaañu tamit mbaa taxu ko métti. tane bu baax a baax ñi ngi tane waaw xawoon na métti xam nga gaañu moom boo ko déggee rek métti na parce que ku dem di tëggi le fait que muy dëkku jàmbur rek déjà métti na mais ñi ngi sant yàlla bu baax a baax y a plus de peur daal que de mal waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waali jóge na fa tëgg na waali moom dara jotu ko moom jaratu la wax ndax ku dara jot doo tali woy mu nekk lu am solo ñu gis kenn ku nga xamante ni fan yi bari na lool lu mu koy tudd ci ay turam muy Omaro est-ce que pare ngeen pour liggéey ak moom Omaro bu Sidi Diop sama papa jooju dafa joxoon bakkan Sidi Diop mais fan dafa mel dafa nangu bakkan bi noonu la demee wala xam sax. Omaro papa si. catu bakkan la ko jox. papa Sidi Diop la papaam la ci ànd réeroo du ci ñàkk problème du ñàkk ci ànd ñu léeg-léeg faramaare ñu laale di anaa da dul siiw rek donc yàlla baax na yàlla nañ am nañu leen ñoom war nañu am ay kii ay nu mu tuddati ay am na lu ma nit ñi di tuddee waaye war nañu am ay ay modérateur nañu dem fexe jubóole leen xuloo fii lañ ko fekk. mais moom nee na pare na ci. non dafa mer rek dafa mer mais seeni modérateur nañu dem fexe jubóole leen Omaro musul bàyyi waali mbokki waali la xaritam la tu vois musu koo ba mu léeg-léeg xër day tax nga wax joo xamante ni peut-être nit ñi ñoo koy jàppee neneen mais Omaro lépp waali la et puis c'est un communicateur Omaro doit parler pour tout le monde il est là pour tout le monde il doit être là pour tout le monde tu vois léeg-léeg du may bëgg sax di wax ci gaam yooyu parce que léegi damay woy léegi waykat yi samay nawle laa leen def bëggatuma di leen bu fekkoon je veux plus leur bëggatuma leen servir de conseiller parce que tem ñu ne waa yow kii waruñu saboter parce que moom léegi waykat laa il faut que moom day jàpp àndal mais moom day jàppale artistes yi moom Omaro waaw kon bu pare woon tey pour indi bakkanam pour jox leen ko waaw non déggul ma wax na jàppale ci communication Omaro dootul def loolu de Omaro fu mu ne nii Omaro de waxam yee dootu ko woon gannaaw lay la dootu jox kenn bakkan Omaro ku muy gisatuma ku muy jox bakkan xanaa sëñ Touba ak sëñ Saliou ak Cheikh Béthio waaye bàyyi émission am yee di dem di jox kenn bakkan dootu ko def parce que erreur la sax erreur la waykat yi ci seen bopp lañ ne ku ne na nga wuti loo def barke Mouhamed Lalla ànd ak nit bu mu tee nga wuti loo def bëgg nit bu mu tee nga wut loo def si tu es incapable nag tu es incapable mën nañ la comprendre ku amul pexe mais ku am pexe def dara bu ko sax waaj parce que ñoom lii ñuy wut seen boo defee ne bu ñu paree dañ la koy jox da ngay nax sa bopp duñ la ko jox donc demal nga wut loo def wut ci loo ne bu jàppale leen jotee nga jàppale leen parce que nit moom àdduna jàppalante la mais bu mu tax nga fàtte sa bopp Omaro dootul jox kenn bakkanam mu dese ca bakkanam ba boppam la koy jox de. bu dee des na dara. non des na gisoo dellu na fu mu nekk nii mi ngi toj télé bi. non mi ngi ci télé bi. lay la ma ngay toj télé fu mu nekk nii capitaine ba la jëlaat takk ko. mais mi ngi leen di jàppale parce que ñu ngi. ma ngoog na def loolu foofu la war a yem. na def ngoon gu jot mu yemale ñëpp nag nooy teg Sidi di teg Waly di teg ñëpp parce que Sidi doomam la loolu mënul deñ
parce que li mu jot a def ci Sidi mënatu ko far donc te Sidi ku ñu war a jàppale la na ko jàppale bu nekkee ci télé bi bu teg kil bu Sidi jotee mu teg ko bu wax ko lu baax jotee mu wax ko te terewul la ko metti woon wax na ko jeex na jarul tongoo gis nga nit lu la metti boo ko waxee ba pare non jeex na tu oublies tu vois na xam ne moom dafay promouvoir la musique sénégalaise et la culture sénégalaise donc kuy promouvoir la musique sénégalaise nag waroo am fooy far nañu fexe artistes yëpp di gis seen bopp ci émission yi am waroo doon artiste ñuy tànn ku ñuy invité ak ku ñu dul invité c'est pas normal c'est pas normal tu es animateur da nga war a yamale ñëpp tu es réalisateur da nga war a yamale ñëpp tu es benn beatmaker da nga war a yamale ñëpp tu es un vidéo maker da nga war a yamale ñëpp parce que li lay jëriñ nekkul ci benn nit boo bëggee yam ci benn nit doo am sa wërsëg du yaatu nañu xam ne li ñuy def te artistes yi tamit bàyyi ànd nga ak diw waroo ànd ak man gis naa la nga ànd ak diw gis naa la soirée diw nit ñi kenn moomu leen. mais léeg-léeg tamit est-ce que cumbukaay du ci bokk. ah art amul cumbukaay culture amul cumbukaay. am na cumbukaay. non yaa ngi da nga am cumbukaay. amul cumbukaay non lan mooy cumbukaay li. léeg-léeg ñu jekku leen mystiquement. non. fan yii sa dégg naa yow jekku woon nañ la mystiquement. duñ ma gis sax ba may jekku duñ ma gis man damay woyantu rek jarul sax ñu may xaar. kon mystique amul. non gëmuma loolu. léegi lan moo am kon ci artistes yi. dañu war a bokk ndey bokk baay te xam ne art du làmb musique du làmb li xew léegi naa fex xëri la bu la ko woykat bi defloo nga nangu ko da nga ñàkk fayda man nekk naa xale di dimanche may déglu lu baax li ma lay wax nekk xale mercredi ma baali Alioune Mbaye Nder wala Fallou Dieng baali Lemzo Jamono mardi ma baali soirée sénégalaise Sahel vendredi wala samedi ma baali Youssou Ndour dimanche ma baali Thione Seck Youssou Ndour di ma gis xàmmee ma di ma gis Thione Seck xàmmee ma di ma gis Alioune Mbaye Nder noonu ñëpp noonu ndax léegi ñu bëgg jël soirée yi benn artiste rek ngay baali fan lañ ko teg yëfi naa fee xel lu xew léegi la bi xew léegi doxul man fépp laay def damay baali Tarba Mbaye Sidi Diop daal laa demagul te xam naa dinaa ko seeti bis nag. boo fa demee bañ leen jiñ la fa mystique yaa bu boobaa ma xam ne rek jiñ nañ ma mystique ma génnaat ñibbi te loolu Sénégal rek lay am dara du la ci fekk loolu discrimination la nit warul yor xaalisam bëgg dugg ci bërëb ñu ne ko doo fi dugg solu ba yiwu am sa passe war a dugg bu doon France dañuy tëj boîte bi ci guddi gi bu doon Amérique dañuy tëj boîte bi ci guddi gi mais Sénégal da nga ñëw doo fi dugg. Sénégal amul loi. kon gars yi nga aaye wante ci porte yi. am na fii léeg-léeg nga ñëw ñu la doo fi dugg amul benn problème. yéen da ngeen koy def. wala nga dugg non xam nga nag je gère pas les portes man du ma gérer porte man yow laal yaa ngi wax ak ku am maanaa man nekkuma vraiment di lijjanti ay yooyu de man nekkuma foofu man ma ñëwee soirée sax damay baal bu ma baalee xool li ma war a xool après ñibbi naa nekkuma di gëstu kuy dugg ak ku dul dugg loolu du xewee sax sama kanam bu amoon parce que discrimination la tudd. boo ubbee boutique di jaay nit ñëw di jënd nga ne ko du ma la jaay boutique bi dañ ko war a tëj parce que du yoon exemple la bu ma joxe rek mais bu ma baalee si ñooñu bu ñëwoon duñ ma gëmee sax mooy VIP lañ may yóbbu. mu nekk lu am solo waxtu wi léegi mu jëm ci jeex waaye nag des na tuuti ñu gis ci tabaski gi Wally may xar yu baree bari yaayam génn di ko ñaanal ba xol bi toog. waaw loolu c'est Wally xanaa Sénégal war nañ ko miin nag ci bëgg def lu baax ak def lu baax wax fa dëgg yàlla loolu du dii la man pour man c'est pas extraordinaire parce que miin nañ ko ci Wally du lu bees mu nit loo miin ci moom nag waratu la jaaxal ça fait des années muy def loolu wax fa dëgg yàlla sant yàlla rek. en tant que artiste tey boo gisee yàqante bi nga xamante ni moo am ci art bi léeg-léeg ñu dal ci kaw benn artiste léeg-léeg ñu génnee ay vidéo yàggul dara sax génne woon nañ fi say photo yu xamante ni yaa ngi doon fiixloo gis nañ ko ni fan yi ñu ngi ci Dieyla bi mu la dalee naka nga ko dundee woon. man sama bés bi mettuwuma bu Dieyla bee ma metti man sama bés bi mettuwuma xam man def naa preuve bu tax nit ñi layal ma. am na ñoo xam dañuy saa lii yow Youssou Dieng du def lii waaye tu vois mais bu Dieyla bi daf ma metti parce que Dieyla dama ko bëgg
muy xale di jigéen di xale bu ñu am ci moom yaakaar parce que talent yombul lan la Sénégal nañ def très attention talent yombul talent ku ko am dañ la war a protéger. Whitney Houston yàlla da ko nattu mu duggoon ci ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm duggoon ci yoo xamante ni peut-être yàqoon na carrière am wala mu bloqué carrière am américains yi dañu daje nan la ñu war a def pour récupérer waat Whitney parce que xamoon nañ talent bi ne ci moom. Sénégal nag c'est le contraire boo amee talent au lieu ñu jël la protéger la fexe nga kawe dañ lay faagaagal ak di la gasal ay ndëgg sërëx ji la xale bu ndaw la te nag deful dara lu jar ñu di ko ŋàññ elle a rien fait jigéen la xale la man balaa may am 16 ans am naa gel donc bu ko neexee am far bu doon dëgg sax ñu war ko suturaal rafetul lu ma metti la mais bon terewul nit ñi bëgg ko de du ko wàññi dara. yan conseil nga koy jox. waaw que mu xam ne moom mi ngi ci xolu nit ñi waaw non dinaa ko woo moom sama doom la dinaa ko woo bu soobee yàlla. ndax sama doom la manager am sama genn wàll la muy yaas maa ngi koy nuyu de passage donc ba pare nit ku am maanaa la am comme manager jëlaa du def erreur loolu xam nga lu ñu mal intentionné def la rek te li ma metti ba xam na la doon loolu xam nga ne ku ko jegee ko def xam nga ne loolu man mënuma ko filmer ndax man nekkuma fa. ku am accès foofu rek mais c'est parce que ku ñu am ci yow confiance la donc nañu rafetal waay am na yoo xamante ni ak nit ñi bàyyi di ko seetaan xam nga coow li nag sénégalais yi la loolu bu doon ba amee ñu ne lii intéressé wuñu on veut pas bëgguñu gis lii wala ñu ñëpp a zappé ko mais sénégalais bi balaay muy xool muy musiba quoi donc sénégalais yi ñoo feebar c'est honteux. waxtu wi xëcc na jëm ci jeex gis nañu sa clip yi nga def yëpp cosaan ngay indi jigéenu cosaan woy cosaan. waaw man daraay tey safuma tey fekk la dafa bëri fals tey dara du dëgg te démb yëf yi dëgg la woon dama bëgg représenter ce que c'est la culture sénégalaise wax naa leen dafa riche ñoom ñu dem ba ko du ma wax. da ngay yootu ma kay man ngeen naa fang waaye dinaa leen won ba ñu xam ne la ñuy wuti la ñu bàyyee ko gën loolu laa leen bëgg woon la ñuy wuti ak di dem di rey seen bopp la ñu bàyyee ko gën fuuf wax naa la ko léegi Youssou Ndour boo nee Youssou Ndour foo taxaw ci àdduna ñu ne xam nañ ko wax fa dëgg yàlla te ci carrière am yëpp mais musique Youssou Ndour woy na ba way ci yaaba rythme boo xamante ni diib goo xam ne bala nga ciy nekk à l'aise ba di ci way sax problème la artiste da ngay am sa rythme Youssou Ndour bu ñu tàmbali woon rek nga xam ne Youssou Ndour la Thione Seck dem wuti rythme am créer njuug ndëj ak lëmbal mu ciy def loo xamante ni boo ko déggee rek automatiquement da nga xam liy Thione la mais léegi loolu amatul man nag la ñu ba yëpp laay dem jëli wan leen ne la ñuy wuti encore une fois la ñu ba moo ko gën dinaa génn beneen ci semaine bi incha allah bu bees tàq incha allah bu bees boo xamante ni dina génn ñu xam ne fawatu ma nag xam nga bële yëglu la woon rek dama yëglu. kon léegi daal woykat nga. bu mag a mag ak ma ko yàgg doon sax dama doon nëbbutu rek. il faut nga wut ko la jox bakkan jàpp si combat bi. soxlawu ma ko man lépp maa koy defal sama bopp soxlawu ma ko man soxlawu ma yooyu parce que man yoruma yëf yi lu ñuy naxaatee néew ma ci naxee mbaay waaw man soxlawu ma sax xale yi mag ñi laay wut xale yi nañ ma nuyul ñëpp waaw ci mag ñi laa concentré wu samay vidéo sax ñan ñoo koy seetaan de 24 à 37 ans donc ñooñu ils sont matures ñooñu laay waxal te mag ñi tamit ci lañ bokk am na ci mag ñi sa compagnie gii bëgg ngeen léeg-léeg ngeen doxantu Sorano wala Grand Théâtre nag ñu woyal leen ay way waaw woyal leen ay way
léegi waxtu wi jeex na ban way ngay avant ngay tàggatoo ban way nga ñuy may. non dama leen seetaan Cheikh Omar mi ngi ci YouTube bi ndaanaan du gaaw a woy laala ndaanaan la Cheikh Omar a ngi ci clip bi YouTube bi nañ dem seetaan ko parce que vues yi fan yi dafa taxaw gars yi dama leen seetaani clip bi Cheikh Omar Foutiyou Tall laa kañ ko daa dama ay se Ilimane Siré Samba Demba Ali Mokhtar ndaanaan boobu nga xamante ni moo niit ba daj ci yoon wi ba ñu tegu ci ba tubaarkàlla tey réew mi toll fi mu toll ci diine kooku luñ ko jaajëfal doyul luñ ko wax jërëjëf doyul moo tax bi may tàmbali ma tàmbalee ci moom ne ko a jaaraama Cheikh Omar kenn du moom waaw maa ngi waaj benn nag boo xamante ni incha allah semaine bii dina génn na dimanche incha allah ci guddi bu ñu xëyee altine dégg ko muy morceau boo xamante ni traditionnel la tamit ma ànd ceeg ay ndaanaan nag Jimi Mbaye Ibou Mbaye Babacar Seck Seyba Jabaate Mohamed Yatma Thiam Lamp Fall Paté gars yi def ci liggéey bu am solo après bu ñëwee gars yi jugé incha allah. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. waaw laal la kontaan bu baax a baax ci sa waxtaan bi riche na am na maanaa ndax question yi dafa pertinente wax fa dëgg yàlla xam nga waxkat moom mën a wax àggul ci wax ba wax luñ la laajul moo tax bu laaj yi amee maanaa rek tontu bu am maanaa te laaj yi am na maanaa tu sens que ni li ngay laaj am na solo ñu lay ñaanal jàmm yàlla sàmm la sàmm mbooloo mi jullit ti ñaan jàmm ci réew mi yàlla may ñu jàmm musique bi dox musique warul dox ci kenn dafa war a dox ñëpp di mos na ñëpp mos na artistes yi yooyu yokk na musiciens yi yokk yàlla indi nag ñoo xam ne dañuy indi ay milliards teg ko ci musique bi ndax musiciens yi am dara may féliciter Baxaaw vidéo bu am maanaa la def yónnee na ma ko sànq seetaan naa ko nice Baxaaw moom it fan yee dafa xaw a newoon dafa am ay artistes yoo xam ne léeg-léeg il préfère faire chanter des gens Baxaaw ci ñooñu la ne ci ñooñu la bokk man mi j'aime faire chanter man di wayloo nit moo ma gënal di way tu vois donc Baxaaw ku ko gisul mi ngi ci studio yi di composer di arranger di def lu ne pour musique bi am produit bu baax am texte yu riche ci loolu la ne gars yi namoon ko mu def titre bu am solo laalaake donc ñu ngi koy féliciter di ko wax ne noonu la war a demee xaar bi warul yàgg léeg-léeg da nga war a jékki-jékki rek yëndu wane ne maa ngi fi ba tey parce que sénégalais bi ci ngay génne ay œuvre ci lay xam ne yaa ngi fi boo génne war dañ lay zappé Sénégal looloo fi malheureux bu ma duggoon sama YouTube léegi xam lan ngay gis gis nga ko nii xam lan ngay gis te xam nga kan laa yendoo déglu xaar ma woon la mu duggee ci ay 70 ay Céline Dion gis nga ko nii ñoom laay déglu nag pour gis nga Whitney Houston damay déglu seen CD ba mu jeex tàkk gis nga ko nii Ray Charles gis nga ko nii Bob Marley gis nga ko nii Phil Collins yaa may dégg parce que artiste du dee artiste du retraité waaye Sénégal boo génnitul wala nga màgget rek ñu fàtte la xew yi Sénégal rek la am yeneen dëkk yi amul xew yi doo gis léeg-léeg Amérique ñu jëli maire bu am 80 ans mu ñëw woy xew yi amul xewu fa xew fii rek la xew c'est parce que dañoo am problème góomu xol c'est ça le problème artiste du xew yi. ñenn ñoom góomu xol artiste wala. Sénégalais yi ñoo am góomu xol xewil nit waaw bu xew bu doon am Youssou Ndour du xewi wuyu ma rek. doo tey moom loo wax na Youssou Ndour kii day waaj a dem TFM fii wóoratul da ngay waaj a dem TFM wala ngay waaj a dem ci xew bu doon déggoolu ma la wax man du ma demate ci kenn boo ma gisatee rek xam ne ci sama yëfu bopp nga ma gis waaw. tey ñu bari ñu ngi kaas ak a dund jafe-jafe actualité bi mënuñu cee bañ a wax ci hôpital bu mag ba léegi nga xamante ni moom la ñu. waaw dañ koy defaraat lañ wax waa nit ñi tax duñu defaraat man de Sénégal waaw léegi yow lan la. dañ koo jaay lañ wax. dañuy wax rek waaye ku hôpital koy jaay dañ koy defaraat man de information bi ma dégg bi ma gis dégg man dañ ne dañ koy defaraat lii da laa dégg wala dafa am leen lu ci xew. yoo xam ne loo dégg.
jibi jaay xaaj defar xaaj. waaw xaaj bi est-ce que dafa am lu fa ne woon xaaj ba ñuy jaay bëri na fa bëri na hôpital bu bëri na bayaal yu dara xewul de yu deful dara bëri na bayaal de xam nga ñoom dañ leen daggaloon nag ak fan principal yooyu yëpp dafa rëy de mais bu dee dañu koy defaraat amul problème mais bu dee dañu koy jaay nag moom loolu moom teguñu ko fenn waaw njaay mi moom teguñu ko fenn hôpital yi bu ñu ko yokkul waruñu ko wàññi war nañ fexe ba banlieue ñu fay jóge di ñëw Dakar sax dootuñu ñëw ñu am hôpital yu am niveau yoo xamante ni Kër Massar war na am hôpital bu mag Tivaouane Pël bu ñu soxlaa mun fa dugg ndax Tivaouane Pël ay sanc yu bees la noonu boo yéegee ba ci kaw région yi bu ci ne war na am hôpital bu mag boo xamante xam nga gangaree malaat mu jógee ci àll bi ñëw na Dakar balaa ñëw mën naa sax ñàkk bakkanam donc bu ñu yokkul bu ñu wàññi ñuy ñaan yàlla bu fekkee ne njaay moomu def ci am nañ dellu ginnaaw te man li ma jaaxal ci suñu njiiti ñoom daal bu ñu màttee rek day dagg non man daal defar laa déggoon ñu ne dañ koy defar bu dee dañ koy jaay nag wax fa dëgg yàlla moom kenn àndu ci waaw nii la ñu def xañ ñu stade Assane Diouf ma nga nee xaw ma dañ caa ñaan xaw ma ba léegi mënatul a avancé xañ nañ ko football xañ ko làmb xañ ko lépp te ba léegi dara amu fa donc c'est à revoir wax fa dëgg yàlla. bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. waaw kontaan yow tojati nga fi yàlla jàmm yàgg. ayca mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz comme niñ leen ko waxee woon rek mbégte la lool ci ñun ñu dalal ko moom Youssou Dieng ndax nag li may wax saa su ne dalal daanaan dafa neex ndax ci li ngeen di mën a waxtaanee moo bari di ko jaajëfal lu baree bari waa salon taaral fàttewu ma leen benn yoon ñu ngi foofee ca Mariste monsieur et madame Diop gis ngeen ko tey Walimata moo jaar ci maquillage bi yanj bi lee bopp bi ñoo ko defar ba mu rafet ma leen di ñaanal rek yàlla yokk xéewal bi taaral dem ba nekk ay taaral yu baree bari ndax saa su ne dañuy ànd ak man di ma dooleel Awa Seck tamit mënu ma ko fàtte benn yoon borom Maris doom yaay ëmma gis ngeen ko robb bu yanj bile moo ma fi daal di génnee di leen jox dig daje beneen émission lay doon ak keneen ku ñuy dalal fii la ci Dakar Buzz jërë ngeen jëf